procédure la rek te def na song ma dóor ay coup de sommation. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari. télévision Futurs Médias mbokk yi ci ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte bu mag dellu si ak yéen ci seen spécial débat faram fàcce nag àllarba ci waxtu bi lañ ciy dikk ak yéen am nañu mbégte bu yaatu. ci dellu si bi nga xam ni dellu si nañu ko ak yéen di leen ci gërëm bu baax ci kóolute gi ak ànd bi ak TFM tey nag mbokk yi dañu am mbégte ni ñu koy amee wax dëgg yàlla saa su ne tey nag dafa nekk gan bu mag boo xam ne am nañ ko muy président Mbaye Jacques Diop moom la ñuy recevoir tey mbokk yi ci seen spécial débat faram-fàcce président ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Ngagne. waaw président Mbaye Jacques Diop ci présenté la dañuy wax député maire honoraire de la ville de Rufisque nekk nga itam ancien président du conseil de la République ancien président de l'union des conseils économiques et sociaux ak institution similaire de la francophonie nekk président honoraire itam bu conseil économique social ak environnemental. ñu ngi lay tubaar fakal waaw mu mel ni li ngay faral di wax rek ni li ñu la nommé bariwul li ñu la fala ëpp. loolu. dafa mel ni daan nga koy sax bàkko maanaam toujours élu jamais nommé waaw. bërki démb dama demoon Wakaam. doon fa jàlle ji sama xeetu ami d'enfance Moussa Ndoye ancien ministre ancien gouverneur ancien préfet li ma jëkk a wax mooy loolu sama waa ji na nga def jamais nommé toujours élu moom nag mu doon fa fonctionnaire moom. moom fonctionnaire depuis toujours. loolu mooy Pape Ngagne fonk population yi. loolu mooy tamit diggaale ak population yi ak askan wi. baat ñu jox la baat. nga amee seen baat. dafa am solo loolu. tey jii Macky Sall loolu ko tax am baat loolu ko tax am doole mooy Sénégal ko fal. man nag 1960 2007 yàlla dimbali ma doon conseiller municipal maire député extra. tey maa ngi ci naam à la tête du PPC sama di doon secrétaire général PPC waaye nag xam naa tamit ni maa ngi jëm mag kon war naa seetlu sama gannaaw pour que xale yi man tamit topp ci suñu tànk mbaa sax ñu raw ñu. dëgg la. loolu mooy tey sama taxawaay. ci réew mi. wax nga ma jege askan wi. loo am daanaka moom moo la ko may. lu jëm ci ndombo tànk yi ñu lay takkal yi ci ëpp. ak pal la goo xam ne ci ñoom lay jóge loolu bu ñu demee ci Tëngéej mooy Rufisque foofu ndax jàppaloo ni maanaam cas social bi nga gënoon a toppatoo ko cité bi. maanaam toppatoo askan wi ci di leen dimbali di leen jàppale. que nag liggéey dëkk bi. waaw loolu Pape Ngagne am na waaye tamit fàttewuma woon dëkk bi te ngay dëkk la bu yàgg. bu xaw bu am ancienneté am dëkkuwaay tam boo xam ne bile tubaab yi ñoo ko defee woon noonu. muy ñaari gox këri kaw këri suuf nekk ci biir dëkk bi ak nag penc yi ko wër. te ko dala jokkul ba nga jaar dàngu ba nga jaar gendal ba jëm sanc ba jógee fa dem ci Thiawlène Mérina extra. ñu defoon fa tamit ay canaux à ciel ouvert. ba tey ma nga fa. defoon fa tamit muy dëkkuwaay boo xam ne bii dafa xaw a xat nit ñi dëkk ci périmètre bu tuuti. li ma def ci en tant que maire gën koo fonk gën koo naw. mooy ci sama magistère laa def 9000 parcelles def ci 12000 parcelles. fukki junni ak ñaari junni ay kër gi ñu di ko joxe ñaata Pape Ngagne fukki junni tey ñu ngi koy jaayee 7 millions. tey boo demee fi ñu woowee Rufisque 2 maa ko tuddee Rufisque 2. dëkkuwaay yee baax na yaatu na ter yee yaatu na nit ñaa nga fa. loolu tamit ma di ko rafetlu. d'accord
waaw mais président. parce que li tax moo wax la loolu mooy parfois sax léeg-léeg nga bàkkoo ko ni ku bari turandoo nga. waaw te ku bari turandoo itam ni ñu koy waxee rek xëy na jàppale nit ñi ak colère gu ñuy seq ak yow ak dimbalante bokk na ci li ko waral. mais loolu nga xam ne yaa ngi koy dégg ci ay turandoo. muy Mbaye Jacques Diop yu bari macha allah. mais tëngéej gi nga xam ne yaa fa nekk di ko tiitaroo mais tëngéej googu daanaka la fa tubaab yi bàyyi woon ba tey moo fa nekk wax nga ko léegi. boo weesoo xanaa kër sociaux yooyu nga xam ne yaa ngi koy wax. tëngéej. daanaka mais amul dara loo xam ni. waaw mais c'est normal ko Pape Ngagne boo demee tey Tëngéej. ndax toppoo woon yaa baax ji rek. yaa baax ji am na solo nit ku baax dafa day bëgg tamit def lu baax nit ku baax waaye topp moom loolu rek dañ fa def ak as néew di ko xeeb mooy hôpital Youssou Mbargane Diop maa ko def tuddi ko tamit sama bay Youssou Mbargane Diop suñu bay ñun ñëpp bi wut baatu politique ci Tëngéej moo ma dalal moo ma samp ca këram maa defar sapeur pompier Pape Ngagne 1949 le pompier jóge woon Tëngéej amatu fa maa fi indiwaat sapeur pompier ak la coopération Nantes Rufisque waa Nantes yi jàppale ñu ba ñu am sapeur pompier bu baax maa fa dafa gare routière tuddi ko Alioune Badara Mbengue sama mag jooju leen maa fa def la digue de protection tey jëm na suuf. waaw moom kay. waaye tamit jamono la woon asana jëm suuf. jamono la woon. Pape Ngagne les canaux à ciel ouvert am nañ tey benn projet waaye man amoon naa benn projet en 2000 ak le député maire de Nantes di Jean-Marc Ayrault pour que la coopération européenne jàppale ñu ci. loolu nag ma jóge fa 2002 yeggul waaye tey barki démb Ndiaye laa def délégation bu mag dem seeti le maire actuel Daouda Niang ak délégation architecte ak délégation ay nit ñu baax ñoo xam ne dañoo bëgg indi seen contribution ci développement Tëngéej. d'accord. kon loolu tamit projet la boo xam ne bu ne ñu ngi ci kawam. loolu am na solo. kon daal ku la dégg mel na ni sa loxo ba tey génneeguloo ko ci defar Tëngéej. ci defar Tëngéej. waaye nag xëccootuma de ak kenn. bëggatuma tamit baat bu teguwaat ci man waaye nag sama loxo moom mënuma ko génne ci defar Tëngéej. d'accord waaw ndax baat bi li nga ni utatuloo ko ndax loolu itam moom moo la utatul ndax wax dëgg yàlla. waaw c'est pas grave. waaw loolu c'est pas grave. ndaxte tamit maa doonoon. waaw tuma maa nekkatuma loolu ayul. maa ngi jëm mag. dëgg la sant yàlla nag. dana leen wax loolu jour ba mu leen bañ ma recevoir yi Daouda Niang maire de Rufisque ak son équipe. ñeneen Pathé Ndiaye Omar Cissé ñoom ak Albendo yëg les adjoints au maire Daouda Corée ñoom ñëpp. dama bañ a juum dama leen ne nekkatuma candidat ci dara yàlla mi ñu tiim li ma bëggoon lépp defal na ma ko. d'accord li ma ko ñaan léegi rek mooy bonne santé donc. d'accord waaye Pape Ngagne man léegi xëccootuma. yàlla na la ko yàlla defal. amiin waaw xëccootuma nag. d'accord waaw wax nga ma sànq sax ci sa introduction ne xëccootuloo ñi ci sa ginnaaw nga war a mën a xool nag. muy ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi. waaye loolu itam yaakaaroo lu wees la. ndax toll ba fii di doog a nag xool. parce que li tax may laaj loolu mooy. boo xoolee ñu bari ci sa génération nga xool ku mel ni Moustapha Niass wala nga xool ku mel ni tey Ousmane Tanor Dieng wala ñeneen ñoo xam sax say génération lañ mën nañu wax seen ay poulains yoo xam mën nañ leen joxoñ ñu am lu ñu tekki tey ci biir réew mi. yow ñi la xamaloon ñëpp. ñu ci bari. bu ngeen tàggoowul. itam gisuñu leen ba mën leen a xoole bëtu ñii kat ci Mbaye Jacques lañ bàyyi ko déggoon nañu la fi ak ku mel ni Seydou Diouf déggoon nañu la fi ak ku mel ni Ngoné Ndoye même ki nga xam ne mooy Abdou Mbow tey nekk APR ak ñeneen ñoo xam mënuñu leen a lim. loolu lan moo koy indi lan mooy tax ba doo mën a am koo xam ni koy téye la seen ànd yàgg ba pare itam mu am lu mu jëriñ réew mi. bonne question waaye tamit Pape Ngagne ñooñu nga tudd ñëpp ku ci ne fi ma war a jaar ak yow jaar naa fa ak yow
Seydou Diouf léegi bi may ñëw fii ma nga doon wax ak moom au téléphone Ngoye Ndoye sama doom la ba tey jii Abdou Mbow ci man la jëkk politique ci PPC yàlla def tamit li muy def mu nekk ak PDS ba yàlla def mu ànd ak Macky Sall Seydou Diouf jàmm lañ seq tey tamit bu ma nee sànq xale yi mais je pense à lui je pense ku mel ni moom ak ñeneen ñu mel ni moom Ngoye Ndoye tamit la même chose déwén ak jàmm 2015 fas na yéene def congrès bu mag PPC ñooñu tamit demuñu fan ñu ngi fi ak ñeneen Alaaji Malick Sarr bi nekk ci Macky Sall. ñu di ko wax Luc Sarr mais ci ñun la nekkoon PPC convention des cadres. waaye ci Macky la tekkee. ah d'accord waaye Macky mooy président de la République. man nekku moon président de la République. waaye la ma doon wax nii ñëpp daal am nañu fi. la ma doonoon ci ndombo tànk wax dëgg yàlla feneen lañ ko amee fu dul ci mbay. déedéet Malick Sarr boobu de ñu ngi ko xamee ci man conseiller maa ko defoon conseil technique. conseil de la République. Seydou Diouf ci man la doonee député. Ngoye Ndoye ci man la doonee naka tuuti maire man tënk yi dañuy wax ne may defar may homme politique bii defar nag li ma am a kes néew mooy maire. booy naa ci ña ma àndaloon. waaye man boo doon tey président de la République nga xam ne kon ma mën a def lu baax. dëgg la waaye nag li ma am daal ak as néew ña ma ko seqaloon ku ci ne am nga ci sa cër. d'accord loolu itam am na solo. mais président leneen li nga xam ne bëggoon naa vraiment ñu waxtaane ko mooy man ci sa parcours politique dama ci gisul opposition bu dëgër boo xam ne taxaw nga ko ci sa parcours vraiment man daal li ma gis dafa mel ni daal nit koo xam ne daal pouvoir moom. mais non. waaw nga baal ma rek leeralal moom mais daal di moom. pardon Pape Ngagne loolu sax baax na ma leeral la. waaw. Pape Ngagne man maa ngi commencé politique ci Senghor. BDS bloc démocratique sénégalais ñi ma ko àndaloon ñu di MJ BDS. kenn ci des tey à part man di Massa Mandiang bu Ndar. Gallo Nguer bu Thiès barki Demba Ndiaye la ko yàlla jël. Mbaye Ndiir bu Thiès tam noonu. bref 52 boobule bañ def congrès MJ BDS 54 à Louga. Mansour Bouna Ndiaye ak ñooñu le ak yenn alkali Diouf et cetera Pape Ngagne donc ñu nekk ci BDS di jàppale Senghor réew mi moomagul woon boppam. ñu nekk sous la colonisation française lañ ci war tamit ñu di ko ca def ba 1957 ñu def congrès UJBPS mooy congrès fusion ba nga xam ne bii Senghor dafa def fusion. ak eh bien UDS RDA tuddee boppam nag BPS ñun tamit ñu def ñu suñu congrès en tant que UJBPS ca Thiès au mois de mars 55. Union des jeunes ah. Union des jeunes du bloc populaire sénégalais. ñu fal ma secrétaire à l'organisation et à la propagande membre du bureau politique booba temps man ak Amadou Ndeye Ndaw moom bi mu may dégg ak Amadou Racine Ndiaye yàlla jël na ko fi ñun ñett ñooñu ñoo doon. représentant des jeunes au bureau politique du BPS dégg nga li ma wax. Pape Ngagne waaw ñu ànd nag ak Senghor ak Mamadou Dia ak Lamine Gueye ba ñu defee eh bien la fusion en 58 fusion 58 boobu janvier 58 ci la ñu créé nag UPS. toujours ñu nekk ñun jeunes yi ñu dem congrès de Cotonou man ma bokk ca ñu demoon congrès de Cotonou bokk ci ñu doon wax indépendance immédiate. ba fa jógee ñu ñëw def leen si août 58 teeru général de Gaulle nañ ko teeroo. pour laaj indépendance waaw yàlla def nag ñu ma ànd ak Senghor ak ñi ma àndal bokkoon tamit ci ñi nga xam ne ñoo signé manifeste du PRA Sénégal pour laaj indépendance immédiate. loolu continué remou la amoon am na fi. fédération du Mali tas na PRA Sénégal juddu na UPS éclaté na et bien ku ne nag jël tamit sa part ci loolu. d'accord rapidement. 60 ñëw
di indépendance bi 60 ñëwee di indépendance Senghor ak Mamadou Dia def ma commissaire à la jeunesse et au sport. affecté ma Thiès. jox ma 4 régions. région di Cap-Vert. de Thiès de Diourbel et des fleuves. toujours ci pouvoir. waaw foo bëgg na ma dem. waaw lu nañu eggale rek. non eggale rek. waaw foo bëgg ma dem laa fenn fudul fi nga nekk rek. ñu eggale rek. foofu laa nekk de. d'accord. ñi dem. ba ngañ loolu nag yàlla la. dëgg la. ñi dem 60 ba 1970 Senghor ci boppam. ne ma Mbaye Jacques ñun xale yi ñu demoon seeti ko. d'accord délégation. ne ko nag yaa ngi nommé rek Abdou Diouf ñoom ak Babacar Ba Samba ak Mademba ñun nag te ñun ñoo àndoon ak yow démb ak barki démb. mu ne ñu ñooñu ma nommé dañoo jàng. yéen nag yéenay samay doom waaye nag tamit bëgg naa ngeen yokk seenam njàng. Pape Ngagne lii moom ma dugal ci ma dem man doonoon inspecteur de la jeunesse et des sports def sama diplôme en France ñëw lii moom ma joor ci ma dem jàngiwaat. nga dem jàngi lan loo jàngi. droit waaw. moo la def maître lan. maître Mbaye Jacques Diop expert agréé les cours des tribunaux. ah d'accord donc pas avocat quand même. déedéet. d'accord avocat kay c'est pas seulement avocat. d'accord am na fi di. ok c'est clair. notaire a ngi fi. dëgg la bien sûr maître lañ ñoom ñëpp. donc Pape Ngagne. ñuy doxal ma nekk ci UPS bon. Abdou Diouf ñëw fekk si moom ci biir UPS. d'accord ñuy doxal ak moom ba Senghor dem Abdou Diouf toog. d'accord. te nga fal ma secrétaire général de coordination. fal ma député fal ma maire. toujours parti socialiste. waaw d'accord parti socialiste. parce que foofu la xamoon nag. dëgg la BDS. BPS. dëgg la PS. waaw fan laa jëm. fan laa war a jëm. xanaa PS toujours. waaw. ba nag 2000 ñëw 2000 boobu nag mu doon lu leer mu war doon lu leer ci ñëpp nag. ñu xatal ma ci biir PS. maanaam sama mbooloo doon député maire. d'accord. ñu bind Abdou Diouf. lu ñëpp xam lu ñëpp fekkee. ne ko nag lii ak lii foog naa ne war nga koo changer soppi ko ci parti bi. ñu ngi jëm tamit élection lii ak lii boo ko defulee nangam ak i nangam dégluwuñ ma. ngeen ñu perte pouvoir bi. nga ne. ma ni ci lañ perte pouvoir bi quand même bi fekkee dégluwuñ la ci ngeen doon conseiller ci 2000. non yow da nga bëgg indi ne man dama di homme de pouvoir non Pape Ngagne c'est pas ça ce sont les circonstances. loolu ba mu amee nag dégluwuñ ma laa wax. waaw au contraire au contraire ma sax ba ma. man Pape Ngagne man la ñuy toj sama kër taal sama kër samay kër ñaari kër ca Tëngéej taal ko kenn dédommage ma 1 franc joxuñu ma 1 franc centime 1 centime ma di ko muñ ba nag loolu am may leen nag léegi nag doy na nag. bind Abdou Diouf ne ko nag je démissionne du PS keroog ba ko Walfadjri di annoncé dafa mel ni événement boo xam ne bi lee extraordinaire. c'est normal aussi Mbaye Diop bàyyi na PS. c'est normal. waaw c'est normal quand même. bàyyi woon na PS nag au contraire bàyyi woo PS ndaxte booba temps xamoon li si kii wax xamoon ne. Abdou Diouf dinañu ko bi gagné. non Pape Ngagne dama defoon yëfu ku am jom. koo xam ne kile bu nu xotaal nañ la nga jël position génn. d'accord yàlla nag indi nag ma bokk ci fal. premier meeting bi yàlla war def deuxième tour sama buntu kër la ko defee yàlla jàppale ñu. d'accord ñu bi gagné. waaw ba ñu gagné ma booba temps maa doon ci ñëw fa noonu ñëpp maa fa doon député maire ñoom ñëpp opposition boobu la muy Landing Savané muy Amath Dansokho muy Ablaye Bathily ñoom ñëpp maa fa doon député maire ci sama dëkk. d'accord waaw après loolu nag lu xew moo jën toog naa 2000 ba 2004 Ablaye Wade nommé ma
président du CRAES. d'accord. loolu nag tamit sama liggéey la tamit. parce que ci ñi ko faloon laa bokk en 2000. d'accord. il faut ñu d'accord ci ne. je ne suis pas un homme de pouvoir. mais yàlla téyel na ma ba ma bokk ci fi ma war a bokk ñooñu gagné. d'accord. man foo bokk Pape Ngagne ñooñu gagné foo bokk laa wax foo bokk ñu gagné je ne perds pas yàlla loolu waaye nag du pour ne dama soxla dara non c'est pas ça du tout. est-ce qu'on est bien d'accord. waaw d'accord président waaye ci biir wax ji da nga ci wax lu am solo parce que bu fekkente ni da ngay revendiquer toujours élu jamais nommé. te ci biir wax ji wax nga ñu foo xam ni foofu la le président nommé ñu taxaw foofu ci CRAES. oui muy nomination. oui. alors pour la première fois. pour la première fois. donc koo xam ni defal na la loolu pour la première fois. muy Abdoulaye Wade. est-ce que rafet na. itam ak lu mën a xew ci seen diggante ci nu nga xam ne loolu xew na ci CRAES ci ni mu ko jëlee na mu ko nangoo. ndax daal rafet na. ci ni ngeen doxalante après ginnaaw bi. naka lañ doxale. waaw ni ngeen doxale mooy. bi nga xamee ni Macky Sall jël na pouvoir bi. boobaak léegi say kàddu ku ko dégg dafay mel ni ku jàppal dara Abdoulaye Wade dégg naa ko ngay défendre le pouvoir de Macky Sall dégg naa ngay défendre sa femme. loolu xaw ma jaaxal itam. te xaw ma lan moo ko waral. Pape Ngagne dama créer parti bokk ak nit ak ay nit ñu baax PPC bokk tamit coalition bu tudd coalition defar sa réew CDR. fukki parti ak benn ñu may dégg PAI ci la bokk ak yeneen i bi parti Ablaye Wade maa ngi koy sant di ko gërëm parce que pour la première fois moo ma nommé à une station supérieure moo doon 3e voire 4e personnalité de l'État loolu am na solo ci réew fàttewuma loolu de même sax bu ñu tàggoo sax ci ni ñu tàggoo loolu amul solo li am solo mooy ma téene am na bés pour la première fois ci sama carrière chef d'État nommé ma à une fonction importante nommé laa wax waaw ñu ànd ba 2012 moom voteel ko wax tamit ne ñëpp di ma dégg ci rajo ak ci fii ci yow ne bu ñu yàlla may itam ba ñu passé élection yi de dama bëgg a reprendre sama liberté moo di ne boo lay war di gagné alhamdulilah bu gañoo tamit alhamdulilah man dama reprendre sama liberté d'accord ci def ak sama parti loolu laa def waaye ba tey jii ma ak moom sequñ dara lu may jàmm ak salam Macky Sall nag tey moom lañ jox réew mi ñu war koo jàppale ñun ñëpp nag parce que réew mi du pour moom du pour Abdoulaye Wade du pour ñun ñëpp ko moom ñun ñëpp ko bokk. ma di ko jàppale tamit moom parce que tamit seq nañ loolu yéene ma jàmm xam naa ko man tamit yéene naa ko jàmm xam na ko. jabaram tamit noonu mais loolu ayul am kay sa opinion kay défendre ko loolu ayul. donc. mais tey lan mooy sa relation ak Abdoulaye Wade tey. relation Abdoulaye Wade dañoo doxoon daje Pape Ngagne dox daje la woon dox nañ tamit daje ba tàggoo ci jàmm ak salaam. d'accord. waaye dara amul suñu diggante. d'accord. xaar ma yàlla amul. suñu diggante. gëj ngeen déggante. loolu ci am solo ah. gëj ngeen déggante. waaw Abdoulaye Wade du bokkuma ci bi partem. d'accord ci doomam ji ne ci kaso bi itam mastawuloo ko ci defuloo ci benn solidarité benn. luy loolu. laaj rek maanaam ku doom ne ci nattu wala benn jafe-jafe. man tam am na ay nattu di ak jafe-jafe. te déggoo ko ci. doom ak samay leen. waaw oui loolu nag non loolu Pape Ngagne da ngay am ak nit ci relation yi suivi ba ma nekkee ak moom ñu nekk ndoo boo amoon xew di ma gis man tam boo ma amoon xew danaa ko gis. boobu mi ngi neex. non du affaire neex naqari. waaw mais boobu pouvoir baa non mais bàyyi naa jóge naa ci pouvoir man xam nga 2004.
la ma nommé xam nga kañ laa fa jógee 2007 ci CREAS 2004 la ba 2007 dong nag ñetti at la ak ki juróom benn weer donc kon kay kooku nag sa waay nag amul boobu nag jaxasoo amu fa lii am daal moo di man mag la walla moo mag waaye mag la ñaareel ba tamit ci ñuy tabax réew mi laa bokk. dëgg la. parce que sànq wax naa la affaire Cotonou. ba ñëwee itam 58 di recevoir général de Gaulle ma jógee Cotonou man ak ña ma fa àndaloon ak suñuy slogan indépendance immédiate. Deuxièmement nation fédérale africaine mooy unité africaine. bien sûr loolu leer na. président troisièmement confédération des peuples libres et égaux. loolu moom wax nga ñu ci. loolu. Pape Ngagne mooy moom mooy tabax réew mii. dëgg la te sa loxo ngi ci. waaw. waaw ma bokk ci ñooñu. d'accord président ba dinañ ci ñëwaat. waaye itam dafa am lu fi jaaroon wax nañ ci wàllu CRAES li ci xew sa diggante ak Abdoulaye Wade. waaye itam dafa am ba leen lu mu la fi dénkoon muy Casamance. nga amoon ci ndombo tànk ba ñu bari doon la wax monsieur Casamance bokk nga ci. loolu itam kóolute la de yaakaar naa. ndax lu toll ni Casamance jàmmam. mu teg ko ci sa loxo. loolu xanaa di nga ko apprécier. waaw. attention Pape Ngagne man du ma ingrat mooy ne du ma kuy sakk jëf xam naa tamit sama bopp Abdoulaye Wade yàlla def na ma di ko bamtuwaat. du ma doomam du ma jarbaatam rakkam la ci at yi waaye nag réew mi tamit Pape Ngagne ba may def marche di dem Thiaroye ba ñuy def congrès de Cotonou ba ñuy ñëw eh bien place Protet 58 Abdoulaye Wade n'était pas là nekku fi woon ëpp na woon lu ma def ci réew man ci lu baax du kenn koo xam ne que yaa ngi ci Sénégal démb ak bërki dem ak tey ku ma ëppalee lu ma sonn ci Sénégal gii ñu bokkandoo ñun ñëpp. sama mbaat ca kaw ba ma doonee xëy na góor ba tey loolu la ma yàlla dénk loolu la ma yàlla baaxe fu ma jaar tamit loolu laa fa def. d'accord Casamance. bi nga ko dénkee donc Casamance dama ko jiwoon tamit di gërëmaat Pierre Goudiaby Atepa parce que moom ak association ñoo àndoon ak man ñu di ko dox waaye tamit Pape Ngagne juróom-ñaari weer la. li ma la doxoon li ma la dénk ko tamit delloo ma ko mu delloo ko ka ma ko joxoon xam nga yooyu te nous étions soriwuñu woon pour am buntu. d'accord waaye mais coow yi nga xam ni aussi di nga ko ciy dégg ci monsieur Casamance yooyu ak xaalis bu bari bi ci daan dugg. valise xaalis yi ñu leen daan jox ñu ko. déedéet man de Macky Sall mu may dégg moo doon premier ministre booba tam alors de mu may dégg. sama budget de fonctionnement du conseil de la République loolu laa amoon man di ko fonctionner waaye kenn joxuma 100 francs voyage yi ma def yëpp Dakar Ziguinchor plusieurs fois pour seeti ab ay jàmm ko nag ñeen ci sama budget fonctionnement laa ko doon doxale man mosuma gis xaalis. d'accord kenn mosuma jox xaalis. waaw ndax loolu nga xam ni yaa ngi ko doon doxal ci sa budget de fonctionnement ci CRAES mbaa du mu indi woon coow li taxoon ñu woolu la dikk yaakaar ni da nga def jalgati ci xaalis bi ba nga doon ci ba nga jot ci sax joxar bi Macky Sall nee na wax ci lii xawoon mer tuuti ci. non da ngaa meroon kon waaw c'est normal waaw non mais loolu passé na Pape Ngagne loolu passé na je crois que c'est pas la peine ñu di ci dikkat parce que c'est une erreur la woon kon lu passé na. waaw c'est pas la peine. mais président li ñu fi wax yëpp dafa passé de. waaw d'accord mais xam nga. parce que wax nañ fi ba 58 ba 60. Pape Ngagne c'était yaakaar naa ni. d'accord naa mën a wax ci 58 war a mën a wax nag ci. waaw mais loolu lan laa ci wax loolu bëgg ma wax ko ci. waaw dossier boobu. mais du woon dossier kooku du woon dossier loolu affaire scientifique la woon blanchiment d'argent yi kii bon il a été démontré que loolu amul c'est pas la peine. c'est pas la peine ñu di li ñuy wax nag avant mooy des faits historiques yoo xam ne
moo fondé réew moo fondé la nation sénégalaise. xam nga par nañ ñu ngi wax ni bi wolof buñ ko xeeb nous sommes une des rares nations boo xam ne bii wolof bi ñuy làkk nii ñëpp ko dégg. boo demee Ziguinchor wax ko fa ñu déglu la nga dem Kédougou wax ko ñu déglu la nga dem Matam wax ko ñu déglu la parce que la langue wolof a fondé la nation a constitué la nation sénégalaise. te loolu tamit on le doit à Senghor séeréer la woon. waaye yaataloon na olof yi. yaataloon na kàllaamay olof maanaam yaataloon na ko. te tamit tey dama ne. li tax ba ñu am dal bi am ci réew mi làkk wolof bii ñu bokk ñu ñëpp am na ci solo am na réew yoo xam ne ñu ngi fii ci Afrique français la ñuy wax ci seen biir ñoom ñëpp français la ñuy waxante. d'accord parce que dañoo bari ethnie yi. d'accord waaw kon président noonu nga bàkkee kàllaamay olof boobu nan nga gisee ndaje mu rëy boo xam dañ ko jagleel wàllu francophonie muy kàllaama français ci war ko ci gën a dooleel itam. waaw kooku tam c'est normal Pape Ngagne France moo ñu colonisé. kayit yi nga tiim nii yaa ngi ko bind ci bi français. waaw bind ko ci leen. moom lañ ma jàngal itam. mu ngoog. kon nag te loolu moo tax tam ñu mën a waxtaan ak bitim réew. wolof bi moom la ñuy waxtaanee ñun ci suñu biir. d'accord waaye bitim réew français ngay wax. ñu dégg la. déglu la. ONU français lañ fay làkk ñun ñëpp. UNESCO noonu. UA noonu. CEDEAO noonu. d'accord kon français am na solo. d'accord te ñu ngi gërëm Senghor. ma ko defoon en 61. d'accord dinañ ci ñëwaat parce que événement bu am solo la. dinañ ci ñëw bu yaatu li nga wax ci olof bi vraiment valoriser ko. moo taxoon ma bëggoon ñu am ci rek benn question. après ñu ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo mais président dafa am loo xam da nga ma wax ni ma vraiment dafa passé te man nag bëgg naa rek nga dañ kumpa ci tuuti parce que itam bu fekkente ni wax nga ma ni réew mi def nga fi loo xam ni maanaam dooni kenn defu ko fi waaye kenn defu fi loo fi deful. réew mu toll noonu ak ni nga fi mel. boo demee ba ci division des investigations criminelles muy dig ay yoon ñu lay tudd ci blanchiment d'argent. loolu noo ko doon dundee loolu daal bëggoon naa nga dañ kumpa ma ko tuuti rek après ñu avancer ci leneen. Pape Ngagne am naa ay doom yu mag. yu la sax mag yow. loolu moom dëgg la. si sama taw bu góor mu tudd Pape Madické Diop. moo amee benn. école supérieure de commerce. Mapenda Diop sama doom ma ko tuddee ko Mapenda Cissé bu Kaffrine ñooñ ñaar rek laay yem. am naa doom bu jigéen Kumba Diop mu nga Bordeaux au consulat général. ku ci ne am ay doom am njaboot ñu di gis seen bàyyi comme un homme honorable. koo xam ne kii ne amul benn tâche ci yaramam. ñu di ko tiitaroo en tant que seen doom ci seen bàyyi la waxtaan seytaane waxul dëgg waaye yàq nam xel. benn bés ñu ne sa bàyyi ñu ngi ko woo dig ndax lan blanchiment d'argent mais kooku c'est grave ci koo xam ne ki ne ci ñu tabax réew mi ci la bokk. te it mosul tamit fooy tamit loolu. mos koo caaxaane. Pape Ngagne am naa budget Tëngéej boo ma koy jël 350 000 qu'est-ce que je dis 350 millions ba fay jóge mu ngi ci 5 milliards. maire Rufisque. di deuxième budget Sénégal après Dakar kon Pape Ngagne bu loolu amee te dara takku ci am naa naqar kay. naqar la am parce que boo fekkee ne yow da nga yar sa bopp ci vertu yar say doom ci vertu ci lu rafet ci lu baax bañ dugg ci loo xam ne lii dana indil eh bien wax. ñu xëy taxale loo xam ne lii dara mu ci. di nga am naqar. dëgg la amoon naa naqar trop. et j'ai dit au président Macky Sall dans son bureau wax na ko
nee naa ko lii ci yow la ñëwee te yow xam nga nag sama diggante ak yow te xam nga tamit man li ma amoon ak li ma ñàkk. Pape Ngagne loolu mooy bon sama sentiment profond bañ ma woowee dig bëggatuma si ñëwaat parce que ça m'a blessé. ça m'a blessé. ci sa àdduna am na lu ci gën a naqari loolu. ci sa àdduna sa jaar-jaar am na lu ci gën a naqari loolu. déedéet non non même ba ma Abdoulaye Wade wooyee sax ne ma li ma la joxoon delloo ma ko ak lii du benn loolu maa moom la woon dans son bureau. non yéen la woon waaye après génn na leen. waaw d'accord waaye pour te dire que. lii moom benn affaire la. keroog ba ma jógee dikk Pape Ngagne ñëw sama kër Tëngéej foo sànn mbatt mu tag nit yëpp ñëw sama kër dafa fees del loolu tamit réconforté na ma waaye erreur la woon loolu. erreur nag dañ koy fàtte. d'accord kon ñu jàpp li nga wax. ci waaw mais leer na nañ parce que loolu itam daf ma gën a loon nga ni ma rek lu passé la bu ma ci waxaat. waaw yow moom moo taxoon nañ ci waxtaan tuuti rek loolu moo taxoon ma indiwaat ko mais président. ci bu da nga maa ngi lay dama dellu soit ci Abdoulaye Wade. li tax mooy dama la dégg bu yàggul nga ni daal vraiment statut ancien chef de l'État bu mu ko yàq. bu mu ko yàq pourquoi nga xelal ko loolu par presse interposée. Abdoulaye Wade Pape Ngagne c'est un bon Sénégalais bu baax la ci ñu yàlla def Sénégalais yi ci gën a yi fi gën a am solo ci réew mi ci la bokk. Abdoulaye Wade bëgg na réew mi. xam naa lu ma ci xam. nekkoon na fi président de la République fukki at ak ñaar yàlla weddi mu doon tey ancien chef d'État ancien chef de l'État du Sénégal. kooku fonction la honorable man mi ngi wax ak yow maa ngi am mbégte ak titre ñu di ma wax président honoraire du conseil économique social. ci sam réew rawatina nag chef d'état nga xam ne lëng yi ne ci réew mi yëpp yow la ko yàlla jox yow la ko réew mi jox fukki at ak ñaar boo fa jógee nag li la war mooy njukkal réew mi njukkal réew mi laa wax indi dal ci réew mi indi apaisement ci réew mi fexe ba yow la nga nekkoon toujours ñu ngi la xoole yooyu bët moo tax ba ma di ko ñaan moom Abdoulaye Wade di sama mag du ma doomam du ma jarbaatam at yi ma am too fekkal la di ko xeeb moom moo mag rek am naa sama benn frère Doudou Niang ñu koy Doudou Niang Asegna sama mag la sama frère la ñu judd 28 ala judd 26 waaye nag moom boo ko nee yow Abdoulaye Wade moom danaan góor gi. ma ne ko bay wax góor gi ndaxte góor gi sa mag la mu koy grand kon. dafa wax grand sa mag la. waaw waaye man tamit. loolu la ci man grand d'accord. kon mën naa wax ak moom. mën naa war a wax ak moom. d'accord. Pape Ngagne. mais lu tax nga choisir canal bi. canal presse par exemple wax ko dans les journaux wala wax. non c'est un communiqué la woon du parti de mon parti. waaw en même temps de la coalition Defar Sa Réew. boo defee réunion kay politique ba pare da ngay informer kay les gens. d'accord loolu la woon c'est un communiqué. de notre parti et de notre coalition. d'accord waaw mais président mais xam nga ni Abdoulaye Wade dafay politique. waaw da nga bëgg mu nekk ancien chef d'État toog jàpp njàmburam alors que mi ngi ak partem en tant que secrétaire général ba léegi nekkul ci loxo keneen ku dul moom. waaw mais loolu tamit Pape Ngagne. te yow yaa ngi ak sa parti di ko animé bay def sa communiqué. waaw non ba waxuma ne mu bàyyi parti mbaa leneen. waaw day wax ne mais tey xam naa di ma ko laaj waaye bala nga ma ko laaj ma wax la ko tey ñun PDS
PDS day def meeting le 21. ñu ne amul autorisation mbaa duñ ko jox autorisation. Nous sommes sous le régime de la déclaration préalable. kon ne bi ne parti nga da nga rek informé ne daan def meeting. moo tax ba gouvernement bi ne du fi amee. ñu ne ñoom ñu ne dina fi amee. fit naa ko. yow nga ni lan maître Mbaye Jacques. man ma ne. nañu dal nag. ah bon. parce que Pape Ngagne bul fàtte mukk ne ki nekk tey pouvoir. mais boo ci maandoo dafay mel ni dafa am foo ci féete. maa ngi ñëw de maa ngi ñëw ki nekk tey pouvoir. waaw. moo nekk suba opposition. loolu kay am na parce que kii tey nekk tey pouvoir moo nekkoon opposition. merci ki nekk tey opposition moo nekk. moo nekkoon pouvoir. voilà kon may wax ne. maa ngi ñaan Macky Sall. waaw mu bàyyi ñooñu ñu def seen meeting. d'accord ok ndax lan. ndax li ma seq ak moom d'abord man. waaw yéene ko tamit jàmm laa wax. réew mi war a am dal. réew mi war a am tamit kenn war ko dugal ci fitna. d'accord. ñeneen di parti politique légalement constitué. def seen meeting le 21. d'accord ñaari waxtu lay am. maa ngi ñetti waxtu. li nga ñaan ci moral rek nga ko teg wala da nga ko teg nag ci dëgg ak yoon. parce que aussi pour mu leer. waaw soo ñaanee ñu bàyyi leen ñu def seen meeting. waaw c'est parce que ñoom dañu nekk ci yoon wala da nga jàpp ni moral la booy moral ci lan nga ko teg. sama cër tey Pape Ngagne. waaw mag laa. sama cër tey mooy wax lu baax def lu baax ci réew mi. sama cër tey mooy fu bëgg a toj ma fexe ba du toj lu xote ko ma fexe ba loolu ñaw. dëgg la kon loolu mooy sama cër tey. moo tax ma ne maa ngi ñaan Abdoulaye Wade dal ñaan tamit Macky Sall mu bàyyi leen ñu def seen meeting. ñu encadré ko. waaw ñaari waxtu lay am mbaa ñetti waxtu loolu tas ñu dem kenn ñu ne dem seen yoon. parce que tamit nag jara ko francophonie ngi ñëw. waaw d'accord Sénégal pays la de démocratie. moom Macky Sall tey ñu ngi koy sargal. ñu ngi ko jox tey cër bu mag pour que mu dem rek ji Burkina Faso loolu am na solo ci ñun loolu nag bu amee ak leneen ak tey façon bi ñu ko falee fii. pour la première fois mu am 65% ba 66% des Sénégalais yi woteel ko loolu lépp tax na ba moom mu war a am xam ne li gën moo di. luy tàkk. d'accord moom da ko war a fay. très bien président mais man li ma bëggoon mooy wax bi vraiment rafet na. mais nag man bu fekkonte ni parce que itam booy bàyyi wax nañ leen bàyyi ñu def seen meeting. dama bëggoon nga argumenté ko nga ni parce que lii moo tax bañ ko teg rek ci jàmm dafa war a am au moins constitution bi am na lu mu ci wax. yoon am na lu mu ci wax. nga teg ko foo xam ni aussi lu solide la lu leer. gis nga Pape Ngagne. waaw. juriste yi xam nañ ne li ñuy wax naan l'arrêt Benjamin mu indi meeting bu préfet war a aaye mbaa tere. booba ak tey loolu yàgg na mën nañ copier tam ñun ñi sénégalais ci français bi kon déclaration préalable mooy le régime bi ñu am tey. bu njëkk bi da nga naan ñaan permission yooyu la defal meeting ba doo def léegi amatul loolu léegi tu es libre de faire de faire ton meeting. léegi da ngay ñaan te dañ lay tere léegi maanaam da ngay yëgle plutôt. waaw da ngay yëgle léegi da ngay yëgle te terewul da ngay tere. kooku nag moo dul yoon nag. waaw kay président loolu laa bëgg a dégg. kooku nag dama ne. waaw ci réew mel ni Sénégal. te du gulet de du première fois yaakaar naa ni dégg nga fi ay. ay déclaration yu ñu defoon. pour marche ñoom ñëpp wala pour des deux côtés. waaw régime Abdoulaye Wade. effectivement loolu kay kenn. ñoom ñëpp tetu ko. loolu tamit nag moom li ñu war a ñun ñii loolu ñu fi war a jëlee nag. régime Abdoulaye Wade daf fi demoon ba ni fii ci indépendance bu fi kenn teg tànk. xam nga loolu kenn tegul fenn. bu ñu demee ba régime Macky Sall nag. naan du 10 au 5. bu fi kenn def dara dafay mel ni kon mburu kof ko fëriñ. moo tax nag mooy la ñu loolu ñun ñëpp nag ñu war a jëkk xam tamit ne lii dafa war a dakk pour autant Pape Ngagne président Macky Sall
moo amee tey caq bi caqu Sénégal. war na ko sàmm. waaw. te tamit man kooku yéene jàmm la. am na tamit jàmm laa séq ak moom muy sama mag may rakam. Macky Sall di suñ doom. réew mi ci ñoom ñaar yëpp kenn amul droit indi fi fitna ci réew mi kenn amul ci droit laa wax yoon nag boo ko indi rek Pam Ngañ day doon loo xam ne dañuy gaaw a taxaw. lii mooy lii la loi bi wax lii la loi bi wax lii la et cetera non sentiment moo fondé une nation. d'accord. consensus moo fondé une nation. li ñu d'accord ñun ñëpp nag ci réew mi mooy jàmm ak salaam. d'accord. loolu nag moo tax ma di bamtuwaat sama wax. Pam Ngañ. maa ngi jàkkaarloo yow jàkkaarloo Sénégal yëpp di ñaan président Macky Sall li ñu séq ak moom ak li ñu ko defal ci réew mi fal ko 65%. ñu ngi koy ñaan mu bàyyi waa PDS ñu def seen meeting. encadré ko ñaari waxtu la yem mbaa ñetti waxtu loolu tas ku ne dem sa kër ñoom tamit ñu ngi leen di ñaan. ñu def meeting normal civilisé def seen meeting wax si li ñuy wax ba giix dem seen yoon bu loolu amee réew mi am jàmm. ci suba sa ku ne demaat ci say occupation lii mooy sama cër man tey. d'accord Pam Ngañ. loolu yaakaar naa appel bi leer na. waaw dina mel ni du lu dugg ci nopp ku dul dégg. parce que li nga wax leer na te xam naa ni itam ñi nga xam ni ñoom la concerné dinañ la dégg jël ci mu matuwaay yi nga xam ni war nañ ko ci jël. je le souhaite. waaw ñu souhaité ko. comme lépp dafa tegu ci dëgg ak ci yoon rek. ñu yaakaar naa ni loolu lu am solo lay doon. ci leneen loo xam ne tam bëgg naa ñu ñëw ci président. mooy premier ministre def na déclaration de politique générale am. man laaj bi ma ci bëgg a laaj rek mooy loo xam ni saa yu la neexee nga koy def lu la neex nga ciy wax parce que ñu bari noonu lañ ko jàppee. la ngay wax it la la neex nga koy def. est-ce que lu ci ndax jàppaloo ni ndax jàppaloo ni lu parce que non li may wax nii ñu bari ñoo ko ciy wax ndax gis nga ni lu fi jar bàyyi la daal mu fi nekk fii parce que am na ñu jàpp ni premier ministre mën na ñàkk am ñu gis ni déclaration politique générale ci boppam moo mën a ñàkk. xam nga Pam Ngañ démocratie dafa am ay charte ay jiñ république tamit bi ñu bokk ñëpp dafa am tamit ay jiñ histoire moo ko fondé ak pratique ak lu ñu daan def ñu defaat ko 1789 ca France ba gaañu doyalee ci affaire buur ba 1792 ñu dagg bopp buur de France Louis XVI. instauré la république. ci la ñu copier ñun tamit loolu. 1959 maa ngi fàttaliku congrès de Mbour du MJUPS maa ngi yoon la déclaration non pas déclaration la motion demandant la suppression de la chefferie au Sénégal loolu bon moo fonde la république diw mooy sama bàyyi kon daan nekk tey buur loolu jeex na ci Sénégal yàgg na. mooy 59. déclaration bañ doon lire. def waaw bi maa ngi ñëw de. d'accord. man nag damaa fekk dem moom. moo tax nag waxtaan bi neex. te ni nga ko bëggee woon itam mooy ñu déglu la vraiment je pense que bu fii am nga ci satisfaction. waaw. kon Pam Ngañ ñu ñëwaat ci lan. waaw non sama question kay vraiment da nga ma commencé loon di ma indi l'histoire commencé ko ci 1700 et quelque ca France ak buur ak république bi mu ñëwee mais man question bi dafa nekkoon lu leer dama bëggoon wax ñu wax ci DPG bi muy waaw xam nga tam loolu waaw man sama question man dafa nekk leneen dañu roy waaw ñun loolu rek dañuy roy waaw ñun dañuy roy parce que suñu réew yi état yi yàggul juróom fukki at la ak ñeent donc moom moo tax ñuy jéggaani di rey ci tubaab yi nag ñu indi nag droit indi constitution indi pratique parlementaire
indi fonctionnement de l'Assemblée, fonctionnement du gouvernement et cetera. indi rapport entre le président et le premier ministre. ñëw nag tamit nag premier ministre bu ko président falee ñetti weer yi ñëw war na taxaw ci devant la représentation parlementaire. pencum réew mi waxtaan ak ñoom. kooku c'est une pratique boo xam ne bëri républicaine. mais gis nga ni kii moom ñetti weer yi romb na ko lu bari. d'accord mais tamit loolu amul sanction. amul sanction xam nga yow tey boo defoon fii tey nangam ci kër gi bi liggéey ñu ne la. bien sûr sanction waaw. mais fay nag amul sanction kon loolu c'est permis. tey c'est pas mauvais que premier ministre ci turu président de la République ci turu gouvernement bi exécutif ñëw ci assemblée nationale législative ne leen kat lii laa bëgg a def. d'accord ñooñu tamit posé ko ay questions. gën koo ñaax. gën koo sol. pour que loolu mu bëgg a def tamit. d'accord yàlla may ko ñu. léegi bi nga xam génn nañ ci démb suivre nga ko. waaw nan nga koy jàngatee. moo di ne ay la yëngu. Ahmed Dione sama doom la nag moom tam moom sama jarbaat la sama doom sama jarbaat la moom nag ay la yëngu woy na démb xarañ na. xale bu xarañ la am na esprit de synthèse am na tamit esprit de suite te li ma doon wax xam na ko. Pape Ngagne day doon nag lu jafe nag réew mu mel ni Sénégal. li fi ndóol bare li fi ñàkk bare li fi amul néeg mbaa kër guñ dëkk bare ñi fi seen doom mënul jàng école bare ñi fi amul lu bare day doon nag lu jafe nag ci réew mi am unanimité. yaakaar fi am rek. yaakaar fi am. d'accord waaw loolu am na solo président ci assemblée nationale ak déclaration de politique générale bi man suma question c'est vrai que réponse bi dégguma ko bu baax mais li nga wax itam ma jàpp ci loolu am na solo. waaw mais li mu bëggeen ñu ñëw ci mooy beneen information concernant départu Alioune Ndao ci boppu CREI bi nga ko déggee nan nga ko déggee. gis nga man yàlla di mu ne ma jàng droit. kon lu ma dégg rek mën naa ko teg ci la ko tax a am. Alioune Ndao c'est un procureur magistrat la waaye c'est un magistrat debout. moo di ne du juge bu toog. c'est un magistrat debout kooku nag ci ko nommé mooy conseil supérieur de la magistrature. effectivement. kooku à tout moment. mën na ko faa jëlee. te kenn du ko laaj tamit explication. loolu tamit loo wax. xam nga yéen moom yéen da ngeen di guddal jël rek. journaliste moom ci réew yëpp nag. pourtant yow déggoor gi xaw nga fi guddal jël parce que bi le président waxee na nga ko joxaat CRAES te moo la fa defoon xaw nga guddal jël lu yàgg sax. waaw waaye man homme politique la. du fonctionnaire. waaye daanaka moom moo la nommé woon. attention waaye man fonctionnaire du fonctionnaire. waaw homme politique. kenn du ko ne damay foqati li ma la joxoon. te ñu bokkoon ko nag di ko wut. d'accord ba mu am moom palam googu ne. président de la République man tey mu ne ma kat ci. d'accord li ma fal tamit yàlla jox li. d'accord léegi ñu ñëw ci Alioune Ndao. Alioune Ndao xaw ma ko de yàlla xam na ne xaw ma ko waaye dana wax ne amul lu ci doon anormal. d'accord ndax conseil supérieur de la magistrature mooy nommé mooy dégommé. dëgg la. bu ko defee nag moom te itam kenn du ko laaj nag explication. waaw mais est-ce que loolu taxul tam ñu war a poser wu question vraiment ci séparation pouvoir. kay loolu am na séparation pouvoir kay am na Pape Ngagne ndaxte conseil supérieur de la magistrature ay magistrats ñoo ko formé. mais président de la République moo ko présidé. d'accord na ci loolu président de la République. mais tamit réew day dox actuellement li ñu am ci indépendance de la magistrature ak as néew di ko xeeb nañ ko sant yàlla tamit parcours Sénégal. parcours Sénégal boo xam ne bi ñëpp ci bokk les droits de l'homme, les journalistes eh bien la presse les chefs religieux ñëpp ci bokk ba Sénégal am bii parcours ba tey jii ñu ko di ko considérer comme une démocratie adulte. en Afrique.
conseil supérieur de la magistrature nag Pape Ngagne mooy bu nommé ku ko neex parmi di tous les magistrats nag siège ak parquet ci yam képp kooku amul werante waaye yéen nag moom da ngeen di jéem a gëstuwaat leneen nag. d'accord lu tax li am. li ko tax mooy nangam ak nangam ak nangam. man du ma dugg ci loolu. d'accord ci communiqué yi yooyu nga xam tam sa parti def nañ ko am na ci jamono wala sax yow notamment nga jël position. concernant coow li am ci diggante mouvement jeune marabout yi ak première dame. lu tax nga jël position pour défendre ko. non c'est mon parti qui a pris position ak man tamit bien sûr la première dame Pape Ngagne mu neex mu naqari. mais egg ci bët tey ñu ne ñu traité leen de maître chanteur. kan ci man yëguma foofu dama ne première dame di jabaru président Macky Sall di Marème Sall ba Sénégal doon Sénégal ba tey ma defati tuuti histoire c'est la première fois Pape Ngagne ñu am sénégalaise ndey ak baay doon première dame c'est la première fois. C'est la première fois di tamit jullit je n'ai rien contre les autres catholiques yi ñu ngi ci réew mi man tam ma dëkk ak ñoom. waaye dama wax ne loolu c'est la première fois sénégalais ndey ak baay xam nga constitution bi ci Sénégal Zambie seen président dee na il y a quelques jours que ko wuutu. c'est un blanc tubaab la bu wax tal Scott fële nag juddoo nag waaye tubaab la waaye dañu bind seen constitution ne pour nga doon président de la République. il faut que sa ndey ak sa baay doon zambien. fii tamit Sénégal tamit dina ñëw bés bientôt ñu ne pour nga doon candidat président de la République il faut que sa ndey ak sa baay doon sénégalais parce que tamit loolu moo am ci réew yi kon Marème Faye Sall la wax. c'est la première fois que Sénégal am première dame boo xam ne bii de sénégalaise la de père et de mère. di bëgg tamit lu baax ci réew mi di jàppale jëkkëram di jàppale réew mi. waaw d'accord mais loolu yëpp am na mais bu fekkente ni dafa am lu am ci digganteem ak ñeneen te leerul. ah kay li war ci mën a jël position leer na pour ñun moo jë dañ koo tooñ leer na amu ci lu mooy loolu tooñ rek la. ah président yow féete nga di. waaw non féete moo jëlee wax dëgg rek la. wax dëgg du féete waaye tamit péete la moo jëne moom dañ koo tooñal bi ko sax te tamit ñun suñ cër mooy kuñ tooñ ñu défendre la nous sommes du côté des opprimés nous sommes du côté de ñi xam ne ñu ngi ci dëgg tamit ñu dee nag tooñ nag lii rek la du leen lu mooy loolu Marème Faye Sall bañ ko ba ñu falee jëkk demal tey benn yoon laa ko jox loxo ci benn manifestation à part loolu si ñu leen lu may jàmm ak salaam. d'accord waaw président ñu fàttali ni am nañu mbégte vraiment ci recevoir la mais bëggoon naa nga wax ma rek yàlla def na macha allah yàlla na yokk. ñeenti président yi nga xam ne yëpp jot nañu jiite réew mi nga xam leen. xëy na Macky Sall nga ci liggéeyalul mais ñeneen ñi ci des ñëpp am na fu ngeen jaar. mais ñeent ñooñu lan mooy seen wuute ak lan nga jàpp ni moom mooy seen. Senghor marque. Senghor man. mooy sama patron man. je me réclame d'être un senghoriste. te tamit Senghor bu lu wonoon moom réew mi di dugg ci leneen di ko ci sant di ko ci gërëm di ko ñaanal yàlla moom. Sëñ Fallou Senghor la doon jàppale. Seydi Aboubacar Sy Senghor la doon jàppale. Senghor 60 ba 1980 mu indi stabilité ci réew mi mu fi tamit bàyyi loo xam ne ni tax na ba réew mi amul coup d'état. C'est important en Afrique amul querelle ethnique kii tukulóor la kii wolof la kii séeréer la am na solo loolu Senghor moo formaté la nation sénégalaise ba jox ko tur ak sant. d'accord Abdou Diouf. Senghor. mu jox devise. d'accord
Abdou Diouf s'il vous plaît. yaa ngi may gaawantu de. waaw man gaawantu ma la waxtu bi te xam naa ni Senghoriste moom boo ko waxee waxal ci Senghor mën na fi. am na solo de waaw loolu dëgg la. am na solo. bien sûr bien sûr fekke woo ko. dëgg la. ba tax na. moom kooku on doit lui rendre hommage tous les jours Senghor laa wax. d'accord. moo indi les 4 courants de parti politique. démocratie. d'accord. am na solo loolu. 1978 ba la jëkkee def élection législative. ba am 18 députés. ma doon secrétaire permanent de l'UPS. maa rédigé keroog le communiqué du bureau politique. d'accord. mu doon jéego bu mag ci démocratie fii ci réew mi. d'accord. d'accord mooy ne avancé. non parce que sa réponse man am naa ko non xam nga boo ko bëggee topp. ma ñëw ci Abdou Diouf comme Senghoriste nga te revendiqué. parce que comme ma ñëw ci Abdou Diouf comme Senghoriste nga yow doo Dioufiste. Wadiste Senghoriste nga leer na. Abdou Diouf tamit Senghor a ko formé. d'accord. Senghor a ko formé Abdou Diouf fonctionnaire la woon. maa ngi fàttaliku 1963 bañ ko defee secrétaire général bañ ko demee secrétaire général de la présidence. macha allah góor gi date yi dafa baax ni nga koy jàppee macha allah. c'est normal loolu tamit nag ba tey damay xool rek loolu la. pour que sama mémoire bañ a dem. d'accord. Pam Ngagne pour te dire que pour ñun Abdou Diouf fonctionnaire la woon. haut fonctionnaire. MJPS dañ def communiqué ne lu tax ñu da ko nommé kii foofu parce que boobu tax dañu wax na il faut être politiquement engagé boobu temps politiquement engagé. kon Abdou Diouf boobu ne fonctionnaire la ñëw ci réew mi. d'accord. un haut fonctionnaire un cadre compétent. administration la xam. Senghor tamit wóolu ko 70 ba 80 def ko premier ministre 80 mu bàyyi ko réew mi ak article 35. Abdou Diouf tamit ay la ñu wen mu tombé tamit ak bekkoor. kooku du moom waaye yàlla la. mu def ajustement structurel plan Sakhoulou extra jógee fi tamit ni mu fi jógee waaye tamit am mandu gu day nii. gu day nii bañ ko baatare kenn déggatu ko. d'accord te mandu nga ko jàppee loolu. mandu am na solo. honnêteté la intellectuel. du mépris mandu la. déedéet du mais au contraire non au contraire. du respect la sax respect la. d'accord. ba mu fa jógee. 2000 Abdoulaye Wade ñëw Abdoulaye Wade ku bëgg réew mi la tey tamit wax naa sànq fi ma jaar ak moom. moo la njëkk a nommé. nommé moom nommé laay bañ a dégg Pape Ngagne élu waaw élu d'accord mais nommé moo taxit. mais nommé na la ma nommé tamit. waaw lu mu yàgguma ca. waaw d'accord parce que loolu du sama genre. d'accord. mais par décret. d'accord waaw. moom Abdoulaye Wade ay la yéen parce que yéen loolu ngeen fekkee mais avant que muy tabax mais amoon na ay route ci réew mi. amoon na ay lycée ci réew mi amoon ay école ci réew mi mu am na nag lu mu ci yokk nag lu am solo. léegi bi may ñëw jógee bi te ngëj autoroute loolu laa jël. 20 minutes même pas kon loolu ci Abdoulaye Wade la waaye ci alal réew mi la. d'accord kon moom tamit ñu ngi koy njukkal ci loolu. Macky Sall mu ngi doon ñëw amagul 3 ans ñetti at mu ngi jëm tamit. ñu war ko tamit encouragé ko. jàppale ko ci loolu mooy seen génération yéen. après indépendance. waaw. mooy seen génération. kon moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla yéen bi ko Sénégal yéen. amiin mu woyof ci moom. amiin. en attendant nag teel na trop pour moom tamit ñu defal ko un bilan teel na. d'accord kon lii laa gisee ñeent ñi nga xam ne ñu
d'accord ñoo fi waaye yow da nga maa nag da nga maa. xam naa bu ma la bàyyi woon ci Senghor. ci bu ma la bàyyi woon ci Senghor. bu benn yoon rek il faut que xale yi tamit xam li Senghor def fii. incha allah noonu xam naa ni noonu nga ko bëggee sax vraiment peut-être émission bi moo demee nii rek mais noonu nga ko sàkkoo woon ngir ñu gën ko mën a xóotal ci wàllu histoire. ñu ngi lay gërëm bu baax nag di la jaajëfal ci ni nga xam ne noonu nga ñu wuysee parce que waxtu bi une émission en direct ni nga ko waxee nga bàyyi ko Tëngéej jël autoroute bi ñëw fekk si télévision Futurs Médias xam naa ni kilifa yi fi ñu toog loolu apprécier nañ ko bu baax. ñu ngi la ci remercier itam. ci loolu di la bàyyi rek mot de la fin boo tàggatoo ak mbokk yi. mot de la fin Pape Ngagne maa ngi lay gërëm naat yow tamit di gërëm tamit Youssou Ndour sama doom xam nga bàyyam tam porteur de pancarte la comme yow di gërëm tamit Mamadou Ibra Kane ak Assane Samba Diop yéen ñëpp Futurs Médias am na solo te c'est l'œuvre de la jeunesse de mon pays ñu ci am fierté ci loolu te ñu ci encouragé bu loolu nag passé maa ngi dikkaat bamtuwaat di ñaan yàlla mu di jàmm ci réew mi mu saxal fi jàmm di ñaan tamit suñu borom yàlla mu def ba xolu Abdoulaye Wade giif xolu Macky Sall giif li ñu dégmal nii muy francophonie bi Sénégal am ci ndam ñëpp bokk di ñaan tamit Abdoulaye Wade mu ànd ak dal Macky Sall ànd ak dal te ñu ñaan Macky Sall mu bàyyi Abdoulaye Wade ak son parti ñu def seen meeting 21 novembre loolu lay jeexale jërëjëf pour que Sénégal gën a am di jàmm Sénégal royukaay la ci réew yi kon waruñu ko yàq. voilà président Mbaye Jacques Diop la woon mbokk yi moo nekkoon suñu invité tey ci seen spécial débat faram fàcce du ma dellu siwaat ci gërëm ko wax naa ko ci commencement bi ak bi nga xamee ni ñi ngi tàggoo waaye du doy ndax itam lu ñu kontaan la ñi ngi ko ci gërëm bu baax mbokk yi ñu leen di jox daje incha allah àllarba bële di ñëw bu ci yàllandee ci beneen spécial débat ak faram fàcce ñuy gërëm la régie. di gërëm la régie di gërëm Babacar Fall di leen wax ni émission bi itam mën ngeen ko suivre ci gfm.sn di ngeen mën a suivre rediffusion bi incha allah altine 13h30 bu ci yàlla andee jërë ngeen jëf. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi